yëf yi dafa doon loo xamante ne daal doy na waar ni ma ko waxee léegi muy xibaar boo xamante ne nag xibaar bu yees la maa ngi lay nuyu docteur. waaw maa ngi lay fay. di nuyu ñëpp di nuyu sa téléspectateur. ma ngoog kon ñeenti cas ci Sénégal docteur mu mel ni problème am na nag. waaw problème am na mais comme déjà xamoon nañ ko préparé wu nañ avant donc ce sera plus facile je pense pour ñu mun ko gérer donte problème la. te du problème bu ndaw aussi. mais je pense que sànq maa ko doon wax aussi du lim bi moo am importance. mais li am importance mooy naka la ñuy gérer cas yuy présenté wu au fur et à mesure ak naka la ñuy def pour que chaîne de contamination bi bañ a yaatu trop bañ a yàgg et puis bañ a gaaw trop parce que tant que gaawul trop mun nañ am capacité di ko absorber cas yi benn par benn mais bu bëree en même temps ou bien contamination bi gaaw trop là la ñuy commencer peut-être di commencer jaaxle tuuti. te du neex a lijjanti voilà du neex a lijjanti mais je pense que pour l'instant. nit ñi ak préparation bu ñu am ak autorité nu ñu organiser woo ak soignants yëpp nu ñu mobiliser woo je pense que mun nañ absorber bu fekkee gaawul trop. ma ngoog ci fàttali rek benn doomu Angleterre la bu toll ci fanweeri at ak ñett muy nag jigéen moom la ñu gis ci moom jàngoro ji di coronavirus ki ci des nag moom mi ngi tollit ci juróom benn fukki at mbaa mu ëpp ko moom it ab soxna la docteur ni ñu ko waxee problème am na problème amul waaye jaaxle am na waaye docteur leneen li ñu nemmeeku. ni ñu gisee cas yi ni ñu koy annoncé boobu ba tey diggante ñaari fan ñetti fan daanaka saa yu ñu xëyee ñu ne benn cas am na saa yu ñu xëyee ñu ne beneen cas am na ak rythme bi nit ñi annoncé ni ñuy xamalee askanu Sénégal ñi amee jàngoroy coronavirus ci jamono ji est-ce que xibaar bi maanaam amul yeex bi ci am ni ko kilifa yi di joxe est-ce que dëgg-dëgg sax nombre de cas yi ñuy xalaat ëpp ko. waaw xam nga épidémie moom noonu lay demee boo gisee ñu naan épidémie day am ay phase day am phase de croissance boo xam ni di lim bi day yokk rek di gën di yokk mu am phase plateau boo xam ni lim bi du yokk mais du wàññeeku après lay commencé wàcc léegi nag lu ñu war a fexe mooy ni muy yokkoo ñu essayer maîtriser vitesse bi mais loolu moyen de prévention yi rek ñoo ko mën mooy ni ñuy ci set bi mooy ñuy utiliser pour éviter contamination bi bu ñu accentuer ci loolu mooy mën a wàññi vitesse bi ak nombre bi nu muy yokk mais nombre bi moom day yokk c'est pas il faut pas que ñu defee ni day yem ci benn ñaar ñetti rek mu arrêté non parce que ñi feebar c'est sûr que am na ay contacts yu ñu am ci contact yooyu dina am ñu ci am doomu jàngoro ji dina am ñoo xam ne aussi dinañ développer feebar bi mais pour que aussi nit ñi bañ a paniquer trop bañ a paniquer du tout sax d'ailleurs si cas yu ñuy gis ba léegi amu ci benn bu grave d'abord majorité cas yi aussi yu ñuy am duñu grave nombre lim bu ndaw ñooy grave ñaanuñu ko yàlla bu amee tamit ñu si gaañu du bari. mais li ma bëgg a xam doguma la mooy est-ce que tamit maanaam duñ ko yeex di joxe. dañ ko yeex di joxe information bi yeexuñu di ko joxe ndax wax naa ko sànq muy rythme boo xamante ne rythme bu doy waar la boo seetloo bis bu njëkk bi dañu ne Sénégal am na benn cas ñu xëyti ñu ne am na beneen cas tey ñu xëyti ne am na yeneen ñaari cas mais dama ne est-ce que sax amul lu ko ëpp waaye anam ni ñuy joxe information bi yeex da ciy am ñeel kilifa yi. waaw je ne pense pas que mun na am yéexaay mais yéexaay bi aussi mun na am explication. donc li am solo mooy même bu fekkee day yéex mun nañ préparer nit ñi c'est-à-dire bu amee ay cas yoo xam ni c'est suspect ñu wax ko bu amee cas yoo xam ni c'est confirmé ñu génn wax ko maintenant fréquence bi parce que si ñu nekk ci cellule de crise bi aussi xaw ma toog ni ñuy liggéeyee mais xam naa ni tooguñu voilà tiital askan wi est-ce que du nekkul dañoo ragal parce que fi mu ne nii laaj la bu samp ñu bari ñi ngi naan cas yi ëpp na lii cas yi ëpp na lii dañuy rek di ko nëbb nit ñi di ko génnee par benn est-ce que nekkul tamit daa am lu làqu ci ginnaaw maanaam loo xamante ne dañoo bañ a tiital askan wi. non bennal bi moom laa la doon wax expliquer sànq. loolu lu normal la du ñu xëy rek am fukk yu feebar wala téeméer yu feebar et puis mu yem noonu. non day yokk benn par benn.
wala ñaar par ñaar wala ñett par ñett noonu la maintenant lu am solo mooy nit ñi il faut que ñu am information bi je dirais pas en temps réel mais dans un délai raisonnable on va dire délai raisonnable mooy dès que ñu am information bi ñu bañ a xaar par exemple ay conférence de presse wala xaar communication donte am na communiqué quotidien buy génn mais communiqué bi c'est en papier c'est en français donc ñi koy jot déjà pour diffuser ko c'est limité ñu koy mun a jàng aussi c'est limité donc je pense que il faut que communiqué boobu mu ànd ak koo xam ni day ñëw taxaw wax ak nit ñi wax aussi ci làkk bu ñu dëgg mu mel ni kon suñuy làkk national voilà ci olof bi ci pulaar bi ci voilà comme ça nit ñi xam li ñuy wax lan la parce que sànq bu ñu seetloo sax gan-ganu amoon sànq ci ngoon mi ngi ko doon fàttali ne faaw ñu utiliser canal de communication yi lu ci mel ni rajo yi télévision yi lu ci mel ni rajo communautaire yi ndax xëy na yooyu buñ ca jaaree information buñ bëgg a véhiculer ngir askan wi jot ci dina mën a yomb mu mel ni loolu dafa des lu bari dafa sooxe. waaw mais xam naa ñu ngi ciy liggéey. maintenant bon xam nga population bi moom seen ressenti la ñuy am ñun ñëpp suñuy ressenti la ñuy am te c'est normal ñu wax ko. loolu aussi mooy tax responsable yi ñu jël seen matuwaay déglu ñuy wax déglu seen jàmbat ensuite réagir en conséquence donc fu mu nekk nii nit ñi ñëpp lu ñuy laaj mooy ñu joxe information yi en temps réel ci délai bu raisonnable et puis à une fréquence boo xam ni nit ñi dinañ mun a comprendre du ñu mun a toog di xaar ay information loolu c'est un peu maintenant liggéey bi nag du liggéey bu yomb c'est un travail qui est très compliqué. Voilà c'est pas parce que nekkuñu ci biir rek que dañuy wax li ñuy def baaxul wala mais on sait que c'est difficile mais c'est difficile pour tout le monde ni mu difficile ci fajkat yi ni mu difficile ci responsable yi ñuy jël décision yi noonu la difficile aussi ci population bi donc loolu aussi mooy wàññi panique bi nit ñi bu ñu amee information rek xam fan lañ koy jëlee information bu fiable comme ça ñoom ils sont beaucoup plus rassurés dinañ mun a xam et puis bu ñu xamee aussi ni dara bu xewee rek dañ leen koy wax day wàññi suspicion bi mais comme ni ngay expliquer nii xam nga yow c'est ressenti nga wax ñeneen ñi aussi c'est la même chose donc je pense que mun nañ améliorer seen communication bi te yaakaar naa ni dinañ ko def. baax na tamit nga fàttali ñu rek mandargay symptômes yi maanaam pour nit ñi tamit gën koo xam ndax ñàkkul ni xëy na am na ñoo xamante ni umpale nañ ko. waaw symptômes yi. c'est symptôme grippe la rek symptôme grippe la mooy yaram buy metti ay courbature baat buy metti ngay sëqët di tisli bakkan yi di xelli wala baat bi di metti mu ànd ak yaram bu tàng mais loolu rek doyul il faut que nga yokk ci. tukki bàyyee ko dëkk boo xam ni am na ay cas yu ñu fa testé positif ci fukki fan ak ñeent balaa ngay feebar balaa signes yi di génn loolu mooy première possibilité bi beneen possibilité bi mooy ci nga am symptômes yooyu ba pare signes yi mandarga yooyu ensuite ñu wax la ni am na kenn koo xam ni testé nañ ko mu positif te jege woon nga ko lool ci fukki fan ak ñeent yu weesu jege lool bi nag c'est vraiment jege soit sa collègue boo xam ni yeney dend nii soit koo xam ni ànd ngeen ci oto wala ci contact bi daal yàgg et puis ou bien ngeen nekk ci attroupement boo xam ni nit ñi bëri nañ foofu te yàgg nañ foofu loolu boo ko déggee ci koo xam ni testé nañ ko positif te ngeen nekkoon fukki fan ak ñeent te nga am symptômes yi loolu cas bu possible la beneen cas bi aussi mooy koo xam ni par exemple fajkat la muy faj koo xam ni wala mu faj koo xam ni dëgg na ni dañ ko testé positif ci diiru fukki fan ak ñeent yooyu ba pare moom bi mu koy faj jëlul woon matuwaay yoo xam ni da koy protéger donc loolu aussi mooy cas yoo xam ni ñett yooyu buñ ko gisee ça veut dire que c'est possible que nga am doomu jàngoro jo maintenant nag test bi moo koy confirmer dañ lay defal ay analyse ñu xool est-ce que doo am nga doomu jàngoro ji ou pas maintenant nag su fekkee situation boobu la ci lañ lay ber d'abord avant test bi positif fi nga nekk foofu lañ lay bàyyi ñu ber la ber ñi nga àndal ñëpp ñu commencé nag def test yi bu test yi positivé lañ lay ñëw jël yóbbu la foo xam ni foofu lañ lay fajee mooy ci hôpitaux yu ñuy cité
bu boobaa nag li ñuy commencer nag def enquête ñeneen ñëpp ñi nga bokkal fi ngay liggéey ñi nga amal contact sa waa kër yi ñi ngay liggéeyal ñooñu aussi ñu ber leen xool bu ñu commencer def ay vitesse de contamination bi doguma la parce que ci wàllante bi la ñu nekk vitesse de contamination bi également tey boo ci doon àddu lan ngay wax muy personnel sanitaire bi muy askan wi ñi nga xamante ne ni am nañu jàngoro bi jot nañu nekk ak ay nit ñi nga xamante ne am nañu jàngoro ji dem nañu kër docteur vitesse de contamination bi nan la alors vitesse bon ci li ma comprendre mooy par exemple koo xam ni dafa feebar ñan lay wàll nu mu koy wàllee anam bu mu koy wàllee waaw ci gaawaay bi ndax par exemple yaa ngi ko doon dégg nañ ngeen koy faral di junj comme par exemple bu ñu jëlee tey bitim réew gis nañu ni foofu ñi amee woon jàngoro ji daanaka fi ñu doon fajoo barab yi ñu doon fajoo ay médecins yu bari contaminé nañu leen léegi ñu bëggoon xam aussi ndax ci barabu fajukaay bi nañuy wàllee ak ni ñuy wàllee ci biti ndax benn la jàngoro ji non loolu moom mënul nekk benn parce que koo xam ni amagul mandarga yi ni muy wàllee nit ñi ou bien bu muy soog a door ni muy wàllee nit ñi ak koo xam ni dugal nañ ko fenn di ko faj parce que dafa am doomu jàngoro ji bi mënul nekk benn par exemple boo jëlee mais loolu aussi mi ngi dépendre ci matuwaay yu fajkat yi di jël pour faj nit ki boo xoolee chiffres yi par exemple ci Chine parce que foofu la ñu mën a discuter chiffres yi parce que moo gën a bëri pour l'instant foofu bu ñu xoolee chiffres yi kenn ku feebar mi ngi wàll à peu près ñaari nit 2,2 mais bon comme mënuñu dagg nit en morceaux on va dire ku feebar bu nekk ñaari nit lay voilà mais foofu fajkat yi am na ay béréb yoo xam ne ay hôpitaux yoo xam ni kenn ku feebar wàll na fukki nit wala fukki nit ak ñeent ci ñu ko doon faj donc personnel santé bi ñoo gën a exposé parce que c'est normal ñoom ñooy déjà fi ñuy regrouper ñëpp ñu feebar ñoom ñoo fay nekk alors que ci biti di nga gis ko feebar ñu ber ko du am contact bu bëri ak nit ñi loolu moo tax importance su prévention bi surtout ci milieu hospitalier bi nit ñi dañu war a gën a def attention gën a respecter consignes sécurité yi respecter consignes de soins yi yëpp pour que personnel de santé bi bañ a contaminer lu bëri parce que déjà bëriwuñu trop su fekkee en plus dañu war a feebar ñu war leen ber loolu aussi beneen problème lay doon à l'air libre. Alors virus bi nag du virus buy naaw du voilà il faut pas que nit ñi defe ni par exemple fii am na benn cas boo rombee ci mbedd bi da lay contaminer non virus bi du fonctionner noonu virus bi ci gouttelettes yi lay nekk maanaam ci tuflit yi wala boo sëqatee liy génn noonu wala boo tislee liy génn. te ñu ne sax faaw nga jege ki ko am. voilà à peu près entre 1 mètre ba 2 mètres. Donc kooku moo lay mun a contaminer mais pas ki nekk ci mbedd bi non en plus virus bi du virus bu dëgër bu fekkee nekkul ci biir yaramu nit ki. bu nekkee ci biti bu nekkee lu fu woow la du passé benn waxtu mu dee bu nekkee fu tooy la aussi du passé ñetti waxtu loolu aussi day wone set bi ñu war a am ci bërëb yi ci bureau yi ci kër yi ci néeg yi ci école yi ci voilà fépp foo xam ni nit dina fa nekk rek war na set surface yi war nañ set nit ñi ci seen bopp war nañ set donc set bi moom c'est de façon individuelle dañ ko war a saxoo daal voilà individuellement ensuite collectivement donc bu fekkee ñëpp set nañ individuellement bu ñu dajaloo aussi groupe nit bu set moom foofu bu setee daanaka def nañ jéego bu rëy ci prévention bi. mu mel ni am na ku nekk ci buumu jokkoo bi muy docteur Jean-Pierre Diallo docteur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. docteur nga dab ñu rek ci édition spéciale bi ñu jagleel jàngoro yi coronavirus docteur Sénégal toll ci 4 cas fi mu nekk nii mu mel ni nag tiitaange fi mu ne nii am na lool docteur lan nga mën a wax ci loolu. non li ñu mën a wax ci affaire boobu mooy que fi mu toll nii en tout cas ci Sénégal maanaam ci Dakar ñu ngi ci 4 cas. Et après premier cas bi xëy na ministre bi répondre na def na conférence de presse pour dëggal loolu le lendemain ñu am beneen cas et
tey ñi am nañu yeneen ñaari cas yoo xam ne ñu ngi fii ci Dakar. docteur ndax mën nga nu jéggal tuuti rek fay télé bi bu dee daf laa jege parce que am nañ tuuti jafe-jafe ci dégg-dégg bi. D'accord comme ma collègue. maa ngi doon wax lu am solo léegi. bu dee rajo baak télé ba mën naa fay tuuti rek dina baax docteur. yaa ngi ci buumu jokko bi ba tey. waaw nga wëyal rek ci li nga doon wax léegi ak Sénégal fi mu ne nii mi wàññi ñeenti cas ci jàngoroy coronavirus est-ce que fi mu ne nii nag wax dëgg neex yàlla li ñu daan jug jaaduwul ñu jug ko ñetti fi mu nekk nii mbaa lu ko ëpp sax. waaw xëy na lu ñuy mën a wax foofu c'est que il faut que ñu dal xelu population Sénégal dalal leen seen xel parce que xëy na maladie bi mu ngi fii mais ñu ngi koy seetlu bu baax xëy na ñu ngi def kamtulay kattan xëy na pour ñu mën a protéger population Sénégal aar leen bu baax te gis ngeen ni seet nañu ñu ki cas yu am ci àdduna bi yëpp ci Chine en tout cas ñun cas yi ñuy seetlu yooyu yëpp fi mu ne nii taux de mortalité bi xëy na bariwul ñuy ñaan nit ñi mooy ñu topp li leen ministère de la santé di wax maanaam ñu di raxas seen loxo bu dul ndox bi ñu utiliser alcool gel bi maanaam mais xëy na c'est d'ailleurs sax xaw na manqué ci dëkk bi léegi bu weesoo xëy na raxas loxo bi il faut ñu xëy na dans certaines conditions ñu mën a utiliser masque yi surtout bu ñu suqat wala bu ñu xawee tawatu ci ñu utiliser masque yi donc xëy na loolu la ñu mën a wax fu ne ni nit ñi et xëy na loolu sax ministère de la santé tàmbali na ko xaw na yàgg tuuti pour que ñu def ko. bu weesoo askan wi docteur ci côté personnel sanitaire bi riposte bi ñu wax boobu ba tey Sénégal wax. xëy na riposte bi bu mu tàmbalee sax du léegi. ñaari weer en fait ñu ngi ci riposte préparation riposte bi xëy na yàlla dafa dogal xëy na cas yi ñëw fii ci Sénégal te dafay gaaw a wàlle xëy na ñu am cas yi ñu naan tey ñu am benn suba ñu am beneen alak garaw suba bi ñu am yeneen ñaar kon xëy na dina xaw a continuer mais ñun ñu ngi fii pour seet ñi amee cas yi naka lañ def ba gis leen seet ñoo xam ne xëy na war na lañ leen ñu mun leen seetaat ba nga xam ne peut-être xëy na walante bi mun a wàññeeku bu baax ci dëkk bi kon ci loolu la ñu nekk et ñu ngi continuer loolu et ñu ñaan kenn xëy na cas yi mun a wàññeeku bu baax pour ngir wéegu yaramu Sénégalais yi. jërëjëf docteur Jean-Pierre ñu koy jaajëfal bu baax a baax docteur Signaté ñu wéy waaye bi yoon wax ci moyens yi Sénégal est-ce que wax dëgg neex yàlla am na moyens yi ngir xeex jàngoro ji ci jamono ji ñu toll nii ak li ñuy faral di jàngatee suñu système sanitaire. waaw xam suñu système sanitaire moom. donte am nañ ay compétences yu bëri. mais du système boo xam ni moo gën a baax ci àdduna bi loolu moom buñ ko wax tamit dañuy nax suñu bopp. suñu système de santé c'est perfectible am na lu bëri lu ci des mais je pense que tant que amuñu cas yu grave tant que amuñu volume boo xam ni bëri na ensuite amuñu gaawaay bi kon vitesse bi gaawul dinañ mun a absorber au fur et à mesure mais su fekkee vitesse bi gaaw na wala lim bi bëri na wala cas yu grave yi commencé nañ posé wu c'est sûr que à un moment suñuy moyen ça va être limité mais je pense que du Sénégal aussi du pays bu isolé comme ça donc Sénégal am na ay xarit forcément donc en ce moment mais je pense que tollaguñu sax foofu pour l'instant benn la ñu am c'est gérable
vitesse bi dina yokk tuuti c'est normal nit ñi cellule de crise bi ils savent groupe riposte bi aussi équipe riposte bi aussi xam nañ ko ils sont préparés maintenant crise moom mooy loo xam ne c'est inhabituel donc en ce moment ces moyens ils vont être forcément dépassés à un moment mais je pense que pour l'instant bu nit ñi defee le maximum ci raxas loxo yi ci set gi ci éviter attroupement yi moytu contact yu bëri bi foofu la ñuy mun a agir foofu la ñuy mun a agir pour wàññi lim bi pour wàññi vitesse bi pour wàññi gravité bi. est-ce que jotul tamit ñu indi soppite moo xam renforcer système bi moo xam ci wàllu jumtukaay ci personnel qualifié ak yooyu parce que gis nañ ni jamono mi ngi dox xeetu virus yi xëy na am na yoo xamante ne sax xamuñu ko am na yoo xamante ne sax amaana yeggseegul mbaa boog yu yeggsi te xamuñu ko est-ce que jaaduwul fi mu ne nii Sénégal soppi doxalin ci wàllu wér-gi-yaram ni ñu fexee ba renforcer structure yi relever plateau technique yi. waaw ñun moom yàgg nañ wax ci loolu. renforcement plateau technique bi parce que mun nañ defar bind kayitu yu ñu neex mun nañ teg ay tëralin yu ñu neex faj moom man mun naa nekk docteur bu gën a aay si àdduna bi su ma amul jumtukaay sama fukki baaraam yi du doy dina ma yóbbu ba benn niveau mais bu eggee foofu du ma mun def dara c'est pareil yeneen médecins yi aussi lu kenn mun def bu fekkee fukk ñoo ko war a def kenn ki mënu ko def donc il faut que suñu système de santé moom il faut que ñu repenser ko nag c'est pas juste ci hôpitaux yi repenser ko c'est depuis ci université yi ni ñuy jàngale système man damay tukki lu bëri te maa ngi jàng ba léegi mais ni jàngin bi nu mu soppeekoo ak vitesse bi muy soppeekoo ci yenn dëkk yi ñun loolu lañ bëgg fi Sénégal mi ngi traîner encore ci wàllu woowu ci jàngale bi te jàngale bi mooy indi ressources humaines yu compétents yu nekk ci structure santé yi mooy fu ñuy fajee nit ñi boo leen jàngale aussi formation initiale la bu ñu jàngee ba noppi bu ñu génnee il faut que ñu am benn système formation continue boo xam ni noonu la ñuy def ensuite équipement yi aussi il faut que jumtukaay yi mat loolu bu weesoo aussi il faut que boobu ci partie wu responsable de gestion yi ci partie soignant yi aussi il faut que ñu nangu évaluer suñu bopp boo demee yeneen dëkk yi docteurs yi dañ leen di évaluer dañ leen di accréditer. est-ce que amul yenn technologie yoo xamante ni nii daf leen di dépasser docteurs yi ci jamono ji ñu toll nii ak santé ni muy doxee technologie yu yees yi xarala yi est-ce que amul yu dépasser. mais forcément gis nga li ñuy bu ñu xaymaa xam-xamu médecine xam-xam yëpp boo ko boole 2 at ak genn wàll bu nekk day doubler xam-xam bi yëpp chaque 2 ans et demi xam-xam bi day doubler daanaka comme man su ma toogee 2 at ak genn wàll jànguma wala beesaluma li ma jàngaloon fi ma tolloon 2 ans et demi fa laa nekk donc ñu ko def raw nañ ma 2 at ak genn wàll vitesse bi loolu la donc jàngale bi ak formation continue bi am jumtuwaay yu doy am équipement yu doy ñu leen di renouveler loolu mooy ci wàllu spécialisation bi ba ci également spécialisation foofu moom yaakaar naa aussi problème la waaw spécialisation bi aussi yàgg nañ ci wax parce que bu fekkee da ngay gérer système santé bi yow mun nga wax say bëgg-bëgg mun nga ne par exemple bëgg naa tel nombre de spécialistes ci bërëb sangam mais dans ce cas là spécialistes yooyu yaa leen di tàggat former leen yóbbu leen foofu bu ñu nekkee foofu aussi yaa leen di toppatoo yaa leen di mettre dans les conditions pour ñu liggéey maintenant su fekkee nee nga bërëb sangam bëgg naa fa yóbbu ay spécialistes te spécialistes yooyu ñoom ñooy toppatoo seen bopp seen njàng seen formation xaalis bi ñuy formé woo seen poche lay génn buñ paree fu leen neex la ñuy dem parce que médecine profession libérale la voilà boo recruter médecin nga affecté ko foo xam ni mënu fa liggéey wala compétence am mënul exprimer wu foofu da lay bàyyi foofu dem foo xam ni lu ko neexee dem ci beneen réew muy fuite de cerveau yi ñuy wax exactement gis nañu également beneen biir lu ci mel ni jàngoroy coronavirus bi dañ ciy des ba tey ak virus yeeg yooyu boo xoolee tey dëkk yi nga xamante ne dëkk yu mag la am na sax dëkk yoo xamante ne du dëkk yu mag a mag yu tax ñuy wax mais am nañu ay laboratoire yoo xamante ne nii dañ ciy gëstu di si mën a jàngat yenn virus ak yooyu Sénégal tamit gis nañ ni foofu dafa nekk à la traîne
est-ce que foofu tamit jotul ñu gën a dooleel wàllu gëstu bi recherche bi pour jox leen vraiment li ngeen soxla dëgg-dëgg. waaw xam nga loolu yëpp boo ko gisee système organisation bi la rek tey boo demee ci àdduna bi ci laboratoire yu gën a mag yi di nga fa fekk ay Sénégal di nga fa fekk au moins benn Sénégal foo munte dem ñiy woote ñëpp nekk bitim réew nekk ay virologue nekk ay sénégalais lañ pourtant nekkuñu fi. donc loolu boo ko gëstoo c'est pour lan nekkuñu fi soit mënuñu fi exprimer wu soit seen compétence li muy laaj ci ay moyens pour ñu exprimer amul donte ay patriotes lañ bëgg nañ ñëw liggéey Sénégal mais bu fekkee conditions yi mënuñu ko équipement yi amuñu ko donc dañuy dem foo xam ni aussi foofu la ñuy mën a liggéey correctement donc recherche par contre ça demande des moyens parce que du investissement boo xam ni da nga koy def léegi mu jural dara léegi recherche ça dépend ci type recherche bi bu ñu jëlee par exemple développement vaccin par exemple ci coronavirus ou bien développement benn médicament pour traiter ko ça demande beaucoup de moyens ça demande des équipements qui sont très lourds donc ñun ça dépend suñu objectif yi je pense que ñun suñu objectif pour l'instant dafa war a réaliste réaliste bu mooy ñu fexe ba suñu système de soins de base yi nekk de qualité d'abord suñu formation ñu maintenir suñu niveau formation bi mu bañ a wàcc parce que école médecine bu Dakar ci école de médecine yu gën a xarañ ci Afrique la bokk ci wala sax bokk ci àdduna bi parce que dañuy former ñoo xamante ne sax duñu ay sénégalais exactement bu ñu paree dem servir seen réew la majeure partie boo gisee bu ñu génnee ci suñu daara ji automatiquement dañuy dem delluwaat seen réew mais réew boo dem boo fa gisee benn patron bu mag su jàngul Sénégal liggéey na fi ay diir ñëw na fi ay stage wala ñëw na fi formation foo dem ci àdduna bi noonu la parce que école de médecine bi noonu la mais performance boobu dañ ko war a maintenir aussi bien ci jàngale bi donc jàngale bi aussi dañ ko war a soppi adapté ko ci niveau de développement bi ñu nekk ni ak vitesse ni àdduna bi di doxee ak vitesse yi par exemple feebar yi di génne ak ni leen di faje ak moyens yu ñuy utiliser techniques yu ñuy utiliser yooyu yëpp ay techniques yu bees la mais dañuy gis suñu nguur yenn saa yi dañuy def ay partenariat ci ay domaines yu bari est-ce que tamit ci côté santé formation yooyu ngay wax partenariat mënuñu ko di amal pour permettre quand même suñu spécialistes yu nekk fii wala boog docteurs yu ndaw yi nekk fii ñu mën a dem bitim réew maanaam di fa lëkkaloo ak ay médecins pour gën a yokk seen xam-xam comme wax nga ko léegi technologie bi dafay dox. waaw loolu defe naa ñu am na ay programmes yu bëri yuy def noonu am na ay bourses d'études am na ay bourses de formation et tout mais généralement lu ci bëri parfois autorité mën na proposer ay postes mais boo amee ay partenaires normalement yow yaa war a exprimer say bëgg-bëgg nga ne man lii laa bëgg benn type spécialité bii laa bëgg mais bu fekkee beneen sens bi la parce que dañuy ne aussi ku la abal ay bët fi ko neex ngay xool man su ma ñëwee indaale sama xaalis fi ma ko jëlee ñooñu ni ñuy gisee réew mi buñ ne par exemple wala ñu dëgg ni palu mi ngi fay faat nombre lim bi wala donc buñ defee seen buñ defee seen financement jël xaalis bi ñëw c'est pour financer peut-être programme palu bi bu fekkee yow moment boobu sa urgence mooy former ay médecins urgentistes fonds boobu doo ko mën a yóbbu foofu donc loolu la ñuy ñaax autorité aussi ñu inverser tendance bi exprimer besoins yi fii déglu ñu nekk fii ñu exprimer seen besoins yi et en fonction de ça ñu programmer formation yi ñu programmer équipement yi et puis formation bi aussi il faut que ce soit adapté man soo ma yóbbee bitim réew pour ma jàng benn technique jàngee ko ci ay outils yu nekk foofu ma maîtriser technique bi su ma ñëwee fii te aw ma jumtukaay yoo xam ni. dafay doy waar. waaw du ma ko mën a utiliser sama compétence du ma ko mën a utiliser. donc li may mën a def mooy soit delluwaat foofu généralement c'est ce qui se passe. delluwaat foofu parce que jàng naa ko mokkal naa ko mën naa ko utiliser foofu te soxla nañ ma foofu donc damay dellu. te njëriñu askan wi la comme ni nga ko waxee rek médecine dafay dox bu baax a baax xoolal tey boo jëlee exemple ci médecine nucléaire ni muy avancé ci yenn réew yi mais Sénégal fii ba nëga ni dañu lajj ci wàllu wooyu duñu ne lajj complètement mais des na lu baree bari ndax jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu soxla ba nëga ni amuñu ko ci wàllu woowu te loolu tamit dafa nekk lu am solo. waaw je pense que aussi am na lu bëri aussi luy dépendre ci fajkat yi aussi. ci médecins yi
parce que man su ma nekkee spécialiste benn domaine ma nekk condition yoo xam ni may liggéeyee neexuma jaaduwul dama war a génn ma wax ko si ñi ma ko njëkk war a wax pour ñu def moyen suñ ko mënul moo génn wax ko ci ñoo xam ni njariñ bi ci ñooñ la war a dem ci askan bi la war a dem ma wax leen ni lii laa soxla awma ko loolu déjà day pousser ñuy jël décision bi ñu bàyyi la xel comme ça noonu ngay mun a aussi mais boo nee awma moyens yi mënuma ci liggéey boo ñëwee nga def le minimum ñibbi loolu aussi dañ ci war a wax donc ku wax ci ni ñu naan ki wax ci Massamba wax ci. pourtant léeg-léeg it ñu dégg leen ñu yuux lu ci mel ni wàllu spécialisation bi ma doon wax léegi waaye dafa mel ni prise de décision yooyu nga wax foofu nag la yeex daal am ñeel kilifa yi prise de décision yi daal dafa mel ni moom moo xaw a yeex dañu xamul nag ndax santé ressources yi mu laaj yépp Sénégal dafa amul moyen wala boog dafa nekk loo xamante ne xëy na dañu njort ni am na yeneen ni priorité. waaw xam nga suñu dëkk yi. presque lépp ay priorité la. mais priorité man damay dégg ñuy naan tout est prioritaire. c'est vrai tout est prioritaire mais priorité dañ koy hiérarchiser. on a waxuñu ñu régler priorité yëpp en même temps. mais nañ ko hiérarchiser de sorte que bi nekk ci kaw ñu gérer boobu au fur et à mesure ñuy wàcc priorité yi day wàññeeku mais boo nee par exemple am nga fukki priorité hiérarchiser wu leen moyen bi nga am mënoo ko concentrer ci benn priorité sa moyen da nga koy daal di étaler ci 10 yi 10 yi ay compal yu ndaw ngay def yoo xam ni du ko régler donc boo amee urgence au lieu nga def ay pansement da ngay jël benn nga traité ko ba mu wér nga jàll ci beneen bi ainsi de suite nit ñi loolu lañ soxla loolu la ñuy laaj mais xam nañ ni lépp priorité la. ma ngoog ñu dellu di la jaajëfal bu baax a baax docteur Boubacar Signaté SOS médecin ci fàttali édition spéciale bi ñu jagleeloon ko rek jàngoroy coronavirus ni ñu ko baaxoo di def saa su ne Sénégal nag daal di am fi mu ne nii lu toll ci 4 cas yeneen ñaari ni ki sànq nag la ñu ko daal di rek kon fësal loolu di wane ni rek war nañu gën a maanaam xoolaat suñu bopp naam sax soobu nañ ci gën a bàyyi xel li nga xamante ne rek moom mooy wàllug cet gi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax docteur Signaté mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jox leen rek dig daje ci beneen édition spéciale. Mawlana Cheikh al Islam du dañ mukk ci doon ndamal l'islam ci àdduna wërngal këpp bés ba